le savoir nag Cheikh Anta Diop dafa wax ne il anoblit maanaam daf lay goreel day tax nga mën a siggi day tax nga mën a taxaw day tax nga fekk ñu xeeb sa papa xeeb sa yaay ci biir famille nga xëy am xam-xam nekk docteur en médecine docteur en philosophie jàng-jàng bu wër xoolal sa papa sa yaay lañ doon jooy yëpp corrigé nga ko tey. man su ma génnee télévision ba def loo xamante ni nit ñi dañ koy rafetlu sama yaay dafa may woo mu ne ma sentiment de fierté bi ma am rek doy na sëkk moo ma gënal ay milliards. sëñ Saliou Mbacké daf doon wax ne jàmbaar amul kuñ dimbali moo am. bu ñu kenn gëmloo ne daara jàng alxuraan rek moo fa xew wala jàng nu ñuy jullee rek moo fa xew wala jàng nu ñuy woore rek moom moo fa xew école yooyu toutes les disciplines lay jàngale. loolu moo tax colon bi lakkoon école ba nekkoon Pire école Xaali Amar Fall boobu colon bi moo ko lakk te li tax mu lakkoon ko dafa wax ne école bi mooy génne les plus subversifs daal di ne école bi bu ñu ci jógul réew mi dootuñu ko mën a noot donc comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que éducation boobu ñu am ci un mouvement de contestation bu dee ci wetu daara beeg yooyu ñoo ngi toll ci ñoo ngi nekk nee nañ projet de modernisation des daara bu nekkee ci wàllu éducation classique bi nee nañ ñoom ñi nekk ci biir éducation bi ñoom ñoo ne dañoo bëgg ñu revaloriser la fonction enseignante. il faut que ngeen dilater seen poitrine nag sooy jiite. il faut que sëñ Fallou daf doon wax ne nit ñi ku xajoowul seen bang matoo leen kilifa. da ngay xajoo seen bang nga dékku ko. mais c'est toujours c'est un rapport de force parce que xale bi moom lu ko neex rek la xam mais mag bi moo war a xam li gën ci moom. waaw xam nga xale tey par exemple boo koy jox comprimé nivaquine comme ñun moom lañ doon ñu jox boo ko koy jox day foog ne da nga ko bañ. c'est la guerre pour mu jël ko mais moo gën ci moom mais xamul ne moo gën ci moom buñ koy piqûre c'est la guerre pour moom waruñu ko piqûre donc rapport de force la mais il faut que parce que xale bu la jooyloowul boo ko bañee mu jooy bu nekkee xale su màggee boo moytul mu jooyloo la comprendre nga donc la privation pour man elle est importante ci yar. te tey jii ñiy coow yëpp naan xale da nga ko war a defal lu mu bëgg da nga ko war a defal yenn débat yooyu fii rek la mais ba ci tubaab yi tey da ngay gis seen doom day judd ñu def ci moom privation yu extraordinaire. image bu ñaaw la ñu renvoyé ci li des ci àdduna bi ana réew moom ñu tuddee woon réewu teraanga ana réew moomu nga xamante ni boo xalaataan ne yenn jëmm yaa nga fa tëdd wala yenn jëmm yaa nga fa nekk yenn yi di nga ko rus a wax wala nga rus ko def. ana réew moomu nga xamante ni dañ doon bakkoo suñuy père fondateur suñuy kilifa ana liggéey bi nga xamante ni moom la fi Thierno Souleymane Baal defoon ak Cheikh Abdoul Khadir Kane nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni moom la fi El Hadj Omar Fouti yu def ak Maba Diakhou Ba nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni moom la fi Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi ak Seydi Hadji Malick Sy nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni moom moo taxoon Omar Blondin Diop ñu jël bakkanam nan la ñu def liggéey bi nga xamante ni ñoom Mamadou Dia ak kilifa yooyu yëpp tey nga xamante ni seen itte moo doon Sénégal rayonné ci concert des nations liggéey boobu dañ ko tàmbali woon mu desoon lu bari dafa mel ni ñoo ngi koy salfaañee dafa mel ni dégguñu seen message. pour les élites politiques africaines ont raté l'éducation des masses. dans ce sens-là dañu bàyyeeku ba mu ëpp nga xam le ministre du transport ci boppam loolu dafa war a nekk sa responsabilité parce que tout est lié le ministre du transport doit travailler en intelligence avec le ministre du tourisme avec le ministre de la culture avec le ministre de l'éducation pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble boo xam xale biy dugg dina am nuñ ko dimbalee ba mu mën ci màgg. xam naa Lamine Gueye bi mu doon wax naan j'aime mon pays d'un amour qui m'arrache les larmes bu doon jamono ji dañ naan ko tu es populiste de. donc nañu bàyyi nit ñi ñu exprimer bul ne ni may waxee rek loolu la ñëpp war a waxee parce que en réalité souvent aussi malheureusement comme disait un brillant esprit il n'y a aucun argumentaire qui peut tenir devant la mauvaise foi mais bref ça c'est un autre débat.